Si vous venez de nous retrouver yéen a ngi ci seen matinal deuxième pàcc bi ñu fas yéene ko yaatal ci kàllaamay Kocc ñu di leen gërëm bu baax a baax ci teewlu bi ci Sen TV chaîne leader ak di fi taataane xibaar ñu nuyu bu baax a baax ñu ñuy suivre à travers le Sénégal ñi nga xam te ne nii également ci plateforme digitale yi ñu ngi ñuy topp bu baax a baax ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñi nekk Sen TV l'officiel ci Facebook bi ak YouTube l'officiel waaye itam di gërëm bu baax a baax ñi ñuy topp à travers la diaspora. Alors duma ci wet benn yoon deuxième pàcc bi dinañ ci ànd ak comme d'habitude Siré Sy Birahim Touré ak Mamadou Fofana sama gars yi mel ni yéen a ngi en forme de Siré. Alors si vous avez fekkee am ngeen palabre Yacine moo leen ko tàmbal ñu daal di koy tàmbali laataa ñu ñëw ci revue des titres bi. yaakaar naa ne l'actualité est brûlante. allez-y mon grand. alerte bu may def rek. maa ngi ko doon wax fan yi weesu mais il me semble que ba léegi gars yi ñu ngi persister ci li ñuy def mu di ne mënuñu comprendre li nga xam ne moom rek la Géejawaay dese ci ay suuf quand même ñuy jël di ko jox ay promoteurs privés yi nga xam ne dañuy lëkkaloo ak ña nga xam ne impôt et domaine nañuy liggéeyee pour dëbb lindaa nit ñi li ci mel ni seen foot ak seen foot 2 mi nga xam ne ñu ngi ko jël dogatee ko def ko plus de 200 parcelles ne yooyu yaay dañ koy jël pour di ko jaay ay ñeneen nit ñoo xam ne ay doomu Géejawaay nañ wala feneen nañ dëkk pour lan lu leen neex pour def ko seen poos te loolu moo nekk loo xam ne mënul dem tey mënul dem suba le ministre Abdoulaye Daouda Diallo fii la taxaw ne lépp lu jëm ci lu xam ne mooy suufu Géejawaay bu weesoo li nga xam ne moom nañ fay joxe ci plan d'aménagement bi leneen lu fa am nañ ko dindi ci nañ dindi 5 hectares yu ñu bëggoon jox impôt et domaine ci nañ dindi lu ñu bëggoon a jox waa CADAS dindi waale yeneen yi nga xam ne ñi ngi fa nekkoon mais le cas de Sen Foot 1 ak Sen Foot 2 la fa xew loolu du dara lu dul li nga xam ne moom mooy ñàkk a wekk seen i kilifa parce que bu ñu leen waxee nañ arrêté loolu te suuf si ñu mettre à la disposition des populations de Guédiawaye waruñu persister naan dañuy def li nga xam ne du dara lu dul duunal seen i poos duufal seen i gafaga du dëkk ut ay kër yu bakkane di ci dëkk ak seen i oto yu baax di ko dawal au détriment des populations de Guédiawaye moo tax nag on interpelle encore une fois le président de la République ak Abdoulaye Daouda Diallo par rapport ak loolu noonu nañu arrêté la nga xam ne loolu lañ fay def sinon la xew ëllëg on les prendra pour responsable par rapport à ça. C'est clair palabre bu am solo Mamadou Fofana. waaw Siré yow it. waaw ce matin. waaw palabre ce matin dama bëggoon wax rek dans la bonne humeur aussi que président de la République moom it bu mu saboté parce que xam nga président bu desoon ci moom rek doon na samp 3e candidature am mais àdduna comme dafa fekk ni nit ku ne rek am na ku ñu lay rusé ñooñu muy rusé mujj nañu trouver benn gentleman agreement ba xam ne loolu du am dans un premier temps à partir de 2024 dañ ko xalal mu dem Union africaine ndégandugu fa ba 2026 mu dem secrétaire général Nations Unies donc moom day kii waaye léegi loolu taxul nag loolu mu mere ñu ci nag ba fu njëkk nag léegi gestion réew mi mu koy def à la Pape Diouf yaa ko tey waay xam nga parce que xam nga président nii mu doxalee nii ci affaire terre bi loo xam ne yow inauguré woon nga ko pare ba ñu fàtte 2019 ba ñu fàtte nga ñëwaat tey ni danga koy inauguré ba pare yow nga jël 1 milliard mais grand inauguration terre lan la ci accaas man te ñun ñi mënuñu ko Sénégal fii ci inauguré terre rek bu fekkee inauguré wax ak askan bi li ñu war a def li ñu war a maytu mesure précaution lan la ci match accaas xam te ñun xamuñu ko. Deuxièmement ñi ngi tuumaal ndaw soosu en fait pas tuumaal mais ñi ngi koy wax ne dafa def marché gré à gré directrice SAR 200 milliards mais su fekkee président tey mën na def marché gré à gré 1 milliard xam nga nu ngeen ko tuddee sax 1 milliard jox ko ci inauguration terre bi ay la yéwén c'est 2 poids 2 mesures rek quoi en tout cas c'est xam nga gaaw yeewu askan bi nee nañ dañuy def benn genre mise en accusation pour traduire le président justice quoi pour haute trahison
maa ngi ci ñambaas rek ndax ñambaas yàqulub sër ci les actes de mise en accusation nañ ci boole la préférence internationale parce que xam nga réew yi dañuy wax préférence nationale mais ñun ki ñu fi yor fii moom c'est la préférence étrangère. C'est tout à fait le contraire. Alors Birahim ñu bàyyi la ak palabre si tu en as. benn laa ci am. te dama koy jagleel suñu retraité yi ma leen di ñaanal suñu borom yàggal leen fi te ñu ànd ak wér muy suñu papa ak suñu yaay yi nga xamee ni ci ñaan ñi bokk parce que du ñëpp ñooy jot li ñuy woowee pension de retraite mais ñi nga xamee ni dañoo war a jot pension de retraite jaaree ko ci IPRES fi ñu toll nii ñu ngi ci difficulté yu extraordinaire tout simplement parce que xam nga dafa am coow lu am ci poste finance IPRES génne ci loxoom ne ni kon dootul fayati ñi nga xamee ni ñoom ñooy retraité yi jaarale ko ci poste finance mais conséquence bi mooy de longues files d'attente xam nga mag boo xamee ni da nga am lu jéggi juróom-ñaar fukki at jëm kaw ñu war la xaarloo ci ay queue yoo xamee ni mën na nekk ay kilomètres nu ñu ko mën a waxee c'est peut-être exagéré mais en tout cas dañuy xaar bu yàgg di nekk ci ay queue yu gudd ku ci nekk ak peut-être benn tawat bu nekk ci yow nga war a am fu ñuy woowee ay WC à côté pour bu fekkee da nga soxla sa bopp ak yeneen actuellement c'est une situation très difficile te man su ma gisee suñu mag ñi ni ñu leen di traité ñi nga xamee ni liggéey nañ ci administration wala ñu liggéey ci ay sociétés muy privé ak yu ni mel def ci lu ñu mën pendant des dizaines d'années ñu war a retraité lu ñu lan mooy retraite mooy dem noppaliku mais noppaliku boobu amatoo ko tout simplement parce que ci lu jëm ci wàllug sa fayum pension déjà lañ lay fay bariwul donte yokk nañ ko yokkaat ko waaye du dara par rapport ak li nga xam ne moom nga yore ci ay charges parce que tey quoi qu'on puisse dire Mohamed Diop gis nga nos retraités jusqu'à présent ñoom ñooy yore seen famille di nga dem ci benn kër goo xamee ni kii pension de retraite am mooy dundal encore njabootam parce que jeunes yi fa nekk amuñu xëy donte dig nañ leen xëyu ndaw ñi ak programme bu rëy ci wàll woowu ñi nga xamee ni ñoom ñooy wàllu fayum kër gi moom la war ba léegi bu dee location te gis nañ location nu mu méttee luy dund bi muy wàllu ndekk añ reer moom la war ba léegi donte pension de retraite kese la yore je pense qu'il faut que nguurug Sénégal président de la République ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo yore wàll woowu ñu mën a am taxaw seetlu te tamit nañu yërëm suñu mag ñi nañu jox cër suñu mag ñi nga xam ne dañoo retraité ci fànn bu ñu mën a nekk même ñi nga xamee ni li ñuy woowee ni peut-être que nekk joon ay fonctionnaires waaye dem nañ ba seen loxo seen doole mayutu leen ñuy sëgg di liggéey nañu seet nu ñu leen di jàppalale ndax gis nga mag ci réew li ñu naan mag mën naa bàyyim ci réew waaye mag tamit dañ ko war a fonk respecté ko te ay pension de retraite yu ñàkk fayda yooyu nga xam ne dañ leen di téye ci yenn ci ay endroit